te lañ ko defaree produit Valda yi mën ngeen ko am suñuy boutique Valda yi wala ngeen woote ci numéro 77 219 98 45 wala ngeen dem ci www.boutiquevalda.com. Valda Afrique moo leen di may seen émission Allo Docteur. asalaamaaleykum mbokk yi dal leen ak jàmm tey ñu ànd ak docteur Ousmane Gueye docteur nuyu naa la. maa ngi lay fay soxna Rosalie. nga nekk directeur du SNEPS SNEPS mooy service national d'éducation et d'information pour la santé nekk tamit président commission communication engagement communautaire bu comité national de gestion des épidémies kuréel yooyu tey jii lan mooy seen taxawaay ci wàllu mbas mi may fàttali auditeurs yi rek ne li ñuy waxtaanee moo di mbirum Covid-19 tey jii rôlu SNEPS lan la ci wàllu sensibilisation bi waxtaanee importance su communication tolluwaayu feebar bi tey jii ci Sénégal nan la donte li mu test yi mu ngi wàññeeku est-ce que feebar bi mu ngi wàññeeku wala day yéeg wala en tout cas nan dafa toogee waxtaane it ci symptôme maanaam mandarga yu bees yi nga xam ne neen nañu day feeñ ci feebar bi maanaam lu ñuy wax anosmie maanaam nga dem ba dootoo am xet wala sa làmmiñ day lebet ak yooyu yëpp naka la ñu koy nemmeekoo ba mën a ràññaat la ne Covid la wala du Covid waxtaanee tamit prise en charge à domicile ñi nga xam ne dañuy feebar ñu nar leen a fajee seen kër loolu lépp tey nan lay demee dañ ciy ànd ak docteur Ousmane Gueye mu nar ñu wax rek kuréel yooyu nga xam ne ñoom nga fi teewal lan mooy seen taxawaay ci wàllu xeex Covid. waaw jërëjëf soxna Rosalie maa ngi lay nuyu di nuyu waa kër gi yëpp. waa Sud FM yëpp di leen sargal di leen gërëm ci taxawaay bi ñu taxaw ci mbas mi ba léegi aussi di nuyu sa auditrices yi ak auditeurs yi yëpp waaw di wax ni ñun danañ nekk SNEPS comme ni mu ko waxee waaye yor kuréel communication engagement communautaire ci comité national gestion des épidémies comme ni nga ko xamee depuis janvier 2020 bi. le comité national bi samp ba ñuy sampee comité national gestion des épidémies mu am ay pàcc yi ñu ko def pàcc yi bokk na suñu li ma yor ni commission communication engagement communautaire mais am na prise en charge am na cellule psychosociale am na logistique yooyu yëpp ay commission la mais ku nekk ñi jox la ñu sas la ñun liñ ñu sas mooy li ñuy wax rek mooy yeete ak yee nit ñi ci nan la ñu war a def boobu moytu jàngoro bi surtout Covid-19 bi mooy jàngoro bu bees bi am ci àdduna gi yëpp loolu lañ ñu jox donc ñun suñu rôle mooy loolu wan Sénégalais yi lan mooy Covid-19 ak nan la ñuy def ba moytu ko. waaw yan comportement la ñu war a am nan la ñu war a jëfandikoo ba vraiment ñu bañ a am malade ak aussi bu ñu amee malade bu ñu amee jàngoro bi nan lay feeñee seen yaram lan mooy màndarga yi ak fan la ñu war a mën a dem pour faju loolu yëpp bokk na suñu liggéey donc ñun ñoo war a orienter ñoo war a sensibiliser population sénégalaise mais loolu liggéey rek boo xam ne dafa ñëw fekk SNEPS ci liggéey boobu parce que SNEPS maanaam loolu moo ko tax a jóg banqaas la bu bokk ci ministère de la santé ak action sociale ñuy sas ko yeete ak yee mooy lu jëm ci promotion de la santé bu ma ko bëggee tënk ci wolof rek mooy maanaam mooy li ma waxoon rek nan ngay def ba bañ a feebar. nan la nit ki war a def ba moytu bañ a am jàngoro et bu amee jàngoro itam nan la war a def ba mën a faju bërëb fajukaay fan lañ ne lan moo fa am ak nan la war a comporter wu ba vraiment am li ñuy wax offre de service bu am solo ba mu jëlaat wér-gu-yaramam. donc loolu mooy suñu liggéey donc taxawaay boobu lañ am boobu ba léegi depuis mois de janvier avant sax Sénégal di am cas maanaam avant ñuy wax ne diw feebar ne Sénégal ñu ngi woon ci liggéey boobu. voilà. waaw ñu bëgg rek nga ñu dellu si waat parce que dafay baax ñu koy fàttali donte léegi xëy na ñëpp xam nañ feebar bi ni muy feeñee mandarga yi waaye toujours di fàttali dafay baax docteur ndax mën nga ñu wax tey yan signes ñooy gën a fës ci li nga xam ne moo di feebaru coronavirus. waaw xam nga bi ci njëlbeen feebar bi liñ ci gënoon nammeeku moo ne woon tàngaay yaram ñi ko tubaab naan ko fièvre waaw muy mel ni yaram bi da daan tàng ba am température bu xaw a takku 38 degré jëm ba 39 degré yooyu nit daan na ko am mais daan na bokk ci yeneen mandarga yi ñu daan gis ci moom put guy xasan
mu mel ni ku am angine mu boole ci nit ki dafa daan faral di tisooli boole ci saqat ba loolu moo tax ñu naan nit ñi moytu parce que transmission bi maanaam wallaate bi foofu lay jógee. tisooli bi nga gouttelette bi dal keneen mu wanaasu ko mu am doomu jàngoro bi wala mu jaar par voie aérienne mu kii nu mu tëti voie respiratoire yi mu am doomu jàngoro bi saqat si wax naa ko doon daan na am nit ki daan na aussi di am lu ñu naan ay courbature ak fatiguement maanaam yax yi di métti mu loof sonn yooyu yëpp da doon bokkoon ci mandarga bi daan nañu wane ci littérature bi mooy maanaam ci gëstu ak mbind bi daan nañu wane sax ne nit ki mën nay dem ba am lu mel ni métitu biir buy daw loolu mën na ko ciy dal ci feebar bi loolu yëpp dañ ko daan nemmeeku ci mandarga feebar bi ba fan yi ci gannaaw ni naam xëy na Sénégal fii fësu fi woon mais bitim réew daan nañ ko expliquer ni bokk na ci mandarga yi ba temps yi ci gannaaw ñun itam suñu liggéeykat yi su santé maanaam médecins yi professeurs yi nekk ci centre de traitement yi ñi nemmeeku signes yooyu bokk na ci nit ki mënul du xeeñtu dara ñi naan ko anosmie maanaam bu xet ñëwee nii mënu ko xentu mënul xam lan la dafay indifférent ci moom donc ñu naan ko ak anosmie et bokk ci aussi làmmiñ bi lewet du saf dara ñu naan ko agasie maanaam bu laaloon lu forox sax mënul xam forox na mu perte goût loolu yëpp nemmeeku nañ ci feebar bi mais dafa am solo ñu taxaw ci loolu parce que gis nga signes yi ma jot a wax yëpp temps yi ñu ngi ci jamonoy nawet mu am lu ñu naan sibiru Sénégal muy paludisme signes yooyu am na ci paludisme boole ci aussi defe naa fan yi demoon nañu ak suñu jëwriñ ministre de la santé et de l'action sociale dem ci yenn programme palu ci la bokk bu dem ci programme tuberculose pour xool fan lañ toll ak est-ce que ñi nga continuer seen liggéey bi parce que Covid baa ngi fi mais warul tee nit ñi continuer ci yeneen feebar yi aussi di liggéey parce que sénégalais yi du Covid rek la ñu am na yeneen feebar yu ñu am donc mu tombe aussi bañ a fa demee toog ak waa yor programme tuberculose bi ñu defee seen présentation gis nañu aussi ni tuberculose dafa xaw a niroo sax ak feebar bi itam parce que wàllaate bi ci sa xët si lay jóge la même chose nit ki yaramam day tàng dina sa xët ak yooyu donc ñi mën a xam ni moo tax mën a la dama ciy taxaw tuuti pour wax la ne feebar bi mandargaam yi am na ci yeneen feebar du caagin ne da nga am mandarga bi rek feebar boobu nga yor waaw la ca am solo moom mooy test ba ñuy def parce que test bi mooy wane ni ndax loolu nga am wala amoo ko voilà mais mandarga yooyu ci la bokk. donc dañuy wax auditeurs yi rek ne bu ñu bëggee participer jokkoo ak docteur Ousmane Gueye mën nañu woote ci 33 825 18 30 ñuy dégg tamit cas asymptomatique yàgg nañ ko wax mais bëriwul lool lu ñuy wax ndax cas asymptomatique bi moom maanaam du yëg dara wala lu muy yëg as néew la ci mandarga naka la fay demee un cas asymptomatique. voilà li ñuy wax cas asymptomatique wala cas asymptomatique mooy koo xam ne dafa am doomu jàngoro bi. waaye amul benn mandarga bu feeñ ci yaram. benn mandarga feeñul ci yaramam sakkatul tisoliwul sonnul mais yor na doomu jàngoro bi. bon am na koo xam ne dina am li ñuy wax polysymptomatique maanaam lu ay mandarga yu ndaw lay am. waaw mën na am ci li ñuy lim yëpp mu am ci benn boo xam ne moom laa am nga xam ni amul doole noonu waaw yooyu léegi cas asymptomatique yooyu ngay dégg. bu njëkk ba dañ naan ni ñoom ñoo gën a mën a wàlle mais léegi ñi ngi commencé wax ni dinañ wàllee mais pas trop xam nga feebar bi ba léegi bëri na ay facettes wala bëri na facette bëri na gëstu bëri na théorie fi mu ne nii mais li ñëw rek en tant que scientifique mën nga ko téye xalaat ci gëstu si xool ndal loolu la ou pas waaw donc loolu la ñuy wax cas asymptomatique ba tax na cas asymptomatique yooyu danañu tey ji dañ leen di surveiller duñ leen jël yóbbu leen hôpital mais dañuy cas asymptomatique nag dafa am cas asymptomatique ñun suñu côté Sénégal fii dañu am considération particulière bu ñu def ci cas asymptomatique yooyu. cas asymptomatique yi am considération particulière mooy personne vulnérable
ak les personnes fragiles xam nga dañuy jël suñu stratégie bu bees ne cas asymptomatique doo leen fab di leen yóbbu hôpital daañ leen bay seen kër xool def étude environnementale seen gox nañ fa toogee seen kër nan lañ fa toogee ñu xool na prise en charge bu ñu bëgg a def à domicile na adéquate na pour loolu bu fekkee nag prise en charge bi méngoo na ak dëkki nit ki amul benn problème dañ ko fay bay am ay médecins référents équipe référente boo xam ne day nekk en relation ak moom di waxtaan ak moom tous les jours di xam fu mu toll ndax am na problème wala amul problème pendant au moins 14 jours. ñi bu fekkee dara jotu ko ñu mën a xalaat ni vraiment jàngoro bi nekkatul ci moom xam nga loolu prise en charge domicile la mais cas asymptomatique yi may wax dañu am considération particulière ci ñoom muy personnes âgées yi muy les personnes vulnérables les personnes fragiles ñooñu bu ñu amee doomu jàngoro bi mu am mandarga wala bañ a am mandarga dañ leen di gàddu yóbbu leen hôpital parce que dañ leen beral loxo parce que souvent ñooñu ñooy évoluer vers des cas graves. ñooñu ñooy mujjee dem réanimation ñoom ñooy mujj am vraiment safaan bi maanaam ñàkk seen bakkan donc ñooñu dañ leen di am prise en charge particulière bu ñu leen defaral ñooñu bu ñu amee bu ñu leen testé bu ñu positif rek dañ leen di jël yóbbu leen hôpital téye leen foofu mooy koo xam ne am na juróom-benn fukki at jëm kaw mooy koo xam ne amul juróom-benn fukki at ay at yu néew la am même bu fekkee 20 ans la am wala 25 ans la am wala 30 ans mais am na beneen jàngoro bu mu àndal maanaam ñi naan koy pathologie chronique maladie chronique mën nañ ci lim tension artérielle hypertension artérielle mën nañ ci lim diabète mën nañ ci lim feebaru sëqët bronchopneumopathie yooyu nit ki mën na ko am mën nañ ci lim ay drépano donc ñooñu bu ñu amee feebar boobu feebar yooyu te am doomu jàngoro Covid bi dañ leen di jël rek yóbbu leen hôpital hospitaliser leen suivre leen pour ñu bañ a évoluer vers des cas graves. donc particularité boobu dafa am solo ñu souligner ko. waaw ba tey li ma bëggoon xam ci cas asymptomatique yi docteur Ousmane Gueye mooy nee nga au début wàllante gi il y a quelque temps OMS mi ngi doon naan les cas asymptomatiques ne sont pas très contagieux. après ñu rectifier sont peu contagieux. donc dafa am benn nuance boo xam ne du permettre nit ñi ñu comprendre tey ki nga xam ne du yëg benn mandarga nit ñi lan la ñu war a jàpp kooku mënees na wàll feebar bi keneen wala ki nga xam ne amul benn signe maanaam moom dafa daan feebar bi ci yaramam dafa ëpp doole yaramam organisme mi dañoo ëpp doole doomu jàngoro ji ba moom faat nañu ko mënuñu ko wàll qu'est-ce qu'on doit comprendre. voilà xam nga damay emprunté benn terme wolof rek dana màtte du màtte nga bañ a dugal solo. dafa naa loolu moo am solo surtout que lii waxuñu du màtte dañ naan bu dëkk dañ naan dafa màtte après ñu dem ba ci kanam ne tuuti lay màtte. tuuti ak lu bare yëpp ci yem comme mën na wàllee rek même bu dee lu tuuti la mën a wàllee rek. nañ moytu voilà ñu aar suñu bopp. donc ku nekk ci situation asymptomatique boobu dafa war a aar boppam aar ñu mu nekkal mooy maanaam dafa war a protéger wu bu protéger wu rek du mën a wàll kenn parce que souvent cas asymptomatique yi ñu ngi koy gis comme ni nga ko waxee mooy ci jeunes yi. ci xale yi ñoo xam ne ñu ngi seen diggu doole am ay jumtukaay seen biir yaram yoo xam ne mën nañoo jàmmarloo ak feebar ba finalement feebar du leen mënal dara am na ñoo xam ne aussi suñ borom noonu la leen bindee am na feebar boo xam ne bu leen duggee mun na bañ a manifester wu donc loolu lépp am na donc ñooñu souvent ñoom ñee nekk cas asymptomatique nag ba tey ji ñuy wax ak yéen mu ngi wàlle tuuti la bare na mu ngi wàlle comme mu ngi wàllee nag nañu jël ñooñu ñu protéger leen ñu protéger seen askan. defe naa loolu moo am solo. waaw ba tey rek ñu dellu si waat ci geste barrière yi tout le temps dañu koy répéter du amul lu ci changé dégg na ñu ne symptômes yi am na yu ci découvrir yu bees feebar bi bés bu nekk mu wone boppam waaye dafa mel ni geste barrière yi ñoom dañoo constant ni ñuy def ba aar suñu bopp dafa constant chaque jour même chose la ñuy wax loolu moom rek moom moo am ci li nga xam ne noonu la ñu mën a xeexee feebar bi. waaw man damay faral di wax rek ni feebar bi bëri na facette bëri na théorie mais mooy li nga wax rek am na ñaari mbir yoo xam ni constance la ci mbir mi mooy maanaam dara dindeeku ko mooy nan la feebar bi di wàllee
loolu ba léegi nit ñi d'accord nañ ne boo sëqatee wala nga tisooli te protégé wu nga jege nit ki mu dal ko mun na am feebar bi. wala mu laal partie boo xam ne sécrétion mi laal fenn foo xam ne plan la nga ñëw nga teg ci sa loxo fomp ci sa loxo wala dugal ko sa gémmiñ wala mun na la jox doomu jàngoro bi loolu ñëpp d'accord nañ ci. léegi lañ gis beneen théorie ñi naan mën na am sa mu am transmission aérienne par aérosol loolu ñu ngi koy wax mais ba tey changé wul paj mi changé wul parce que boo nee paj bi changé wul tey jii amaguñu vaccin pour faj ko amaguñu garab boo xam ne dañ la naan kii boo ko naanee tey nga wér waaw ba bien que nit ñaa ngi def recherche di xool nan la ñuy def ban garab moo adapté ak yooyu recherche yaa ngi kii te ñu ngi ñaan yàlla recherche yi aboutir ci nu mu teelee mais d'accord nañ ni geste barrière yooyu dina rompre chaîne de transmission dina wàññi de manière considérable transmission bi aussi. geste barrière yooyu moom mooy takk masque sol masque ba gis nga ni démb xombat démb le ministre de l'intérieur génnewaat na beneen arrêté yu prolongé port de masque pendant 3 mois. loolu au moins nit ñi d'accord nañ ni boo takkee masque di nga aar sa bopp aar ki nga nekkal loolu defe naa lu am solo la. deuxièmement d'accord nañ ni nit ki bu sëqatee wala tisewli la may génnee mënta dépasser 1 mètre donc ñu ne yow ak sa visa bi maanaam ka nga jàkkaar loolu na ngeen xàll lu mat mètre seen diggante loolu vraiment nit ñi d'accord nañ ci d'accord nañu aussi ni sécrétion yi mën nañ nekk ci loxo moo tax ñu naan nit ñi dañu raxasu te raxasu bu gën a am solo mooy ndox ak saabu waaw boo gisee ñi koy jël gel hydroalcoolique mooy maanaam yaa ngi dem sa bureau foofu amoo fa ndox ak saabu heure bu ne mënoo ko jël nga am sa flacon gel di ko diw sa loxo sa 30 minutes wala 1 heure de temps yu ne am na solo. defe naa loolu vraiment ñetti gestes yooyu daal bu ci nit ñi jàppoon bu baax a baax a baax vraiment Covid bi dina reculer bu baax a baax aussi. ñu fàttali auditeurs yi ne ñu ngi suivre seen émission Allo Docteur ànd ci ak Val d'Afrique ak Ordre des médecins du Sénégal ñu ànd ak docteur Ousmane Gueye jiite SNEPS nekk tam président commission communication engagement communautaire bu comité national de gestion des épidémies 33 825 18 30 ngeen participer docteur mën nañu xam tolluwaayu feebar bi ci jamono ji parce que bu ñu gisee na ñu doon testé ca bés ya dañu génn ak ci jamono ji li mu test yi dafa wàññeeku balaa nga ciy ñëw dañu jël ki nekk ci ligne bi ba pare asalaamaaleykum. salaamaaleykum. maaleykum salaam. Baye Xawtari Ndiaye. tur bi. Ousmane Sow Mboro mooy nuyoo. ñu ngi lay fay Ousmane Sow. maa ngi leen di nuyu baax di leen sant di nuyu docteur. waaw man li ma gis man dafa am jamono may wayaate yàlla xam na ko li ma gis ci oto yii. dalul sama xel dañuy dànk ni ko nit ñi ci biir oto bi mu fees. yàlla seere na ko soxoor bi ñu yóbboon sax deful benn masque. bu ñu demee ba jub ay policier mu ne jëleen seen masque bu ñu paasee yoonam nekkatu ci xam nga loolu doy na waar. nit ki mooy sàmm boppam nit ki bu la nee sangul sa jàmm la bëgg. waaw gannaaw loolu damay laaj maanaam est-ce que nit ki feebar mën na koo dal fajewul béwér dem yoonam. ak itam léeg-léeg nga dem xew gis ñu def benn ndox maanaam tànk benn ndox ci benn ndab kenn nga ba ko di wër ñuy raxatu ba mu daj mu teg fee est-ce que loolu itam mën na nekk. di leen sant di leen gërëm jërëjëf. jërëjëf Ousmane Sow woote Mboro ñu xool ndax am na keneen ku nekk ci ligne bi sinon docteur li mu wax rek am na solo nee na ndax nit mën na feebar bi mën na ko dal. mu toog fajuwul ba mën a wëral boppam te jëlul benn garab dinañu la jox occasion nga tontu ci dañuy jël keneen ki asalaamaaleykum. maaleykum salaam. waa kay sëñ bi noo tudd wala fooy wootee. waaw ndax mën nga yokk kàddu gi tuuti. man la Cheikh Ahmed Tidiane. waaw Cheikh Ahmed ñu ngi lay ziar. maa ngi lay ziar bu baax maa ngi lay nuyu bu baax a baax. mu ngi lay fay. di ko sargal. li ma jaaxal ci feebar bi mari woo rek. dafa bëri. dafa di au début du problème y avait un certain professeur Daouda Ndiaye bu jëloon sa responsabilité pour tester le produit de malgache artémisia bi mais jusqu'à présent waxul li xaw ci affaire boobu wax ne réew mi dafa am nañ ko bokk Sénégal beneen dëkk Sénégal dafa am particularité
dafa am problème bi lañ ko séddoo lañ ko waxtaane nañ ko séddoo ñu seet nan lañ koy réglé problème bi am na solution pour trouver cette solution là dañu toog une table borom xam-xam yu toog ñu seet nan la gën a rafetee ñu def ko mais du rek toog ci benn place nit ñu xamul dara ay soi-disant ay professeurs di wax lu leen neex def lu leen neex produit jóge na ci réew ñu wax artémisia Madagascar la jógee produit bi baaxul man wax laa ne produit bi baaxul je suis la première personne wax ne produit bi baaxul jusqu'à présent mënuñ wax lu contraire de grâce dañu seddoo problème bi nañu toog waxtaan ñu seet une solution radicale régler problème bi macha allah jërëjëf. jërëjëf ci contribution bi Cheikh Ahmed Tidiane Ndour doon wax ci mbirum artémisia docteur Ousmane Gueye loolu yëpp di nga ci dellu si waat ñu jël keneen asalaamaaleykum. maaleykum salaam. waa kay sëñ bi noo tudd wala fay wootee. waaw soxna bu Kare la. waaw man dama doon laaj ndax am na ay naan yu koy favoriser wala lekk yuy favoriser feebar bi daal. waaw ma am na ay naan yu koy favoriser wala am na ay lekk yoo xam ne yi mën na yombal wàlle bi ak mën na ko wàññi. waaw. ba pare raxasu bi. lan moo ci gën daal lan moo gën ci raxasu bi. waaw baax. jërëjëf Souvaïbou lu muy laaj ndax feebar bi am na ay boisson wala lekk yoo xam ne da koy yombal wala boog da koy wàññi ak raxasu bi naka la war a demee ñu jël keneen docteur asalaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatullah. bisimilah mu ngi lay ziar. maa ngi nuyu bu baax El Hadj. El Hadj. maa ngi nuyu docteur Guèye bu baax. di nuyu auditeur ci dëkkam yëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziar. mu ngi lay fay. maa ngi nuyu bu baax tonto li ak Cheikh Ahmed Tidiane ak Oustaz Mouhamed Lamine Thiam Malicounda Mbour maa ngi koy nuyu. man lu ma doon laaj docteur mooy léegi fu mu nekk nii cas yi ñu ngi gën a bare dee yi di gën a bare nit ñi di gën a bàyyeeku fu mu nekk nii barki dem ba dama laa jógee woon dëj bi da ngay gis nit ñi di kotlante di woy di jooy di ku nekk di daanu si moromam ay affaire yi loolu daal li nga xam ni daal moom Sénégal daal fu mu nekk nii dañuy delluwaat si ñu nekkoon man lu ma daal docteur mooy ndax ñoom docteur yi fekk comme ku feebar rek dem ñëw si ñoom ku lu am problème ñu naan ko makketal la léegi noonu makki xanaa jotagul comme ça ñoom ñu toog waxtaanee ci nit ñi parce que nit ñi déggatuñu dara defatuñu di respecté suñ dara. du baara du dara amul lenn lu ñu respecté léegi fu mu nekk ni ñoom ñu toog waxtaan ñu xool ndax dañu defaat confinement wala dañuy defaat état d'urgence wala mu mu demee noonu parce que man fu mu nekk ni moom damaa gis te damaa gis ñoo xam ni civilisé wuñu defuñu dara ñu ngi laaj ay xar di ñu raxas ay nit kan di ñu raxas te ñoom dara jot leen di te man ñu may dégg dara jot leen yëpp ñu ngi jël seen matukaay te man damay dégg fi ay ministre ak ay affaires yooyu ñoo xam naa ne moom jël nañ seen matukaay. waaye damay gis ñoo xam ne dañuy salté te dara jot leen baat bi ñoom ñooy wàll nit ñi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu. jërëjëf El Hadj Touré oote Yaraax ñu jéem a xoolaat keneen 33 825 18 30 tey jii docteur Ousmane Gueye moo fi teewal waa SNEPS nekk tamit président commission communication engagement communautaire bu comité national de gestion des épidémies asalaamaaleykum. salaamaaleykum. maaleykum salaam. Khady. Rosalie moo fi nekk tey. Rosalie na nga def. maa ngi ziar. ñoo ngi ziare bu baax. man de maa ngi wootee nii Dakar ñu naan ko Cheikh Ndiaye Bombali. ñu ngi lay teewlu Cheikh Ndiaye. ñoo ngi ziare docteur Ousmane Gueye moom bu baax. waaye nag di ko xamal ni ko daal man daal bay li ko damaa déeni fi mu ne ñun population bi ak état yi ñëpp ñoo ko commencé def te itam mbirum si buru moom yi nga xam ne ñu ngi jub lu siit la ñun population bi. ndax mën nga bouger tuuti ligne bi mu ngi daw Cheikh. waaw ndax ñu ngi lay dégg ligne bi dafa doon daw. ndax ñun population bi li nga xam ne moom lan daa gis jamono yi si jamono bi si buri waaj a ñëw. dara lañ ci gisul ren muy sànq yin daa mayeeg yin daa def ak yëpp ba man ñii fii may waxee ak yow bërki démb laa dem jënd ay sànq sama waa kër. kon nag mel na ni defe naa ni bu accès ba si buri si ñëw lépp jaxasoo ak ñu nit ñi ragale hôpital moom
defe naa ren moom di nga dégg ci pour def loo xamante ni mooy raw li Covid bi def. kon daal damaa bëgg ñu xam ne Covid bi dëgg la sax waaye nag wax dëgg yàlla feebar yi nga xamante ni moo nekkan ci réew mi lim daa rey moo ëpp fuuf li Covid bi rey te moo continuer di ëpp li muy rey. ndax fii may waxee yow man boo demee baax yegee rek maa ngi constaté kara diggante benn weer ak ba ma fa delloo rek juróom benn téeméeri nit yoo xam ne suul nañ leen ci foofu nga xamante ni moom la ñuy wax murid yi bokkut ak yeneen côté ya ñuy suule kon nga xam ni lii dee moom wax dëgg Sénégal bari na trop 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 kon lu mel ni nii ñu sonne ci Covid bi war nañ koo sonne ci yeneen feebar yi dimbali nit ñi. ndax nit ñi wax dëgg yàlla boo waxee rek te yàlla tax daanaka ñëpp a wéré ji mais kenn mënatu la faju fi ndax kenn amul loo mën a fajoo te itam dañ koy sooxaale rek kon nag nii ñu ci sonne daal bëgg naa ñu sonne ko ci yeneen feebar yi bëgg a dimbali askan wi daal. jërëjëf Cheikh Ndiaye ñu jéem a xoolaat ndax am na beneen auditeur su ko defee ñu jox kàddu gi docteur mu tontu leen asalaamaaleykum. waaleykum salaam. waa kay ku baax ndax mën nga wàññi sa rajo tuuti rek. waaw na ngeen def. ñoo ngi fi noo tudd wala fooy wootee. maa ngi wootee Pikine. xam naa docteur yi ak yéen journaliste yi ay jaamaan ngeen ñu mat a ñaanal ngeen. mboolem loo xam ne ñu ngi koy digle li ngeen ay wax yëpp lu baax la ci nit ñi waaye nit ñi seen ji bopp soo seetee seen mbir bi ci biir feebar bi ni muy roulee ak ni mu gaawee léegi ak nit ñi ci faatoo daanaka soo ko seetee bi ci biir fi mu ne nii kenn rek moo ci man dara mooy yàlla waaye nit ñoom dañoo baaxandiku te loolu baaxul. dañoo journaliste yi wax nañ ba sonn docteur yi wax nañ ba sonn waaye kenn ku ci boo jógee li nekk ci ngay ne kon nag léegi kenn rek moo ñu mën a yërëm dimbale ñu ci mooy yàlla. loolu rek moo ci moom laa ci xam. loolu la. jërëjëf kàddu gi rafet na waa ji wooyee Pikine dañu jéem a jëlaat benn auditeur après ñu dagg tëjandi antenne bi comme ça ñu jox docteur kàddu gi asalaamaaleykum. salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw dama bëggoon participer. waaw ñu ngi lay teewlu yaa ngi en direct. waaw kay salaamaaleykum. maaleykum salaam noo tudd wala fooy wootee. maa ngi dëkk Ndar. maa ngi tudd Mamadou Sène Mbengue. maa ngi nekk hôpital régional Saint-Louis. waaw. di nuyu bu baax docteur Ousmane Gueye moom xam na ma bu baax di ko sargal di ko ñaanal moom ak équipe am. ministre beeg ñëpp ñi nga xam ne tàmbale nañ ko ci liggéey Covid bi yal na yàlla defal leen ci ndam. amiin. yal na yàlla teggi feebar bi mu dem. maa li ma doon laaj rek moo di dama ko dégg ci biir waxam maa ngi koy nuyu bu baax di ko ziarat bu baax mu ni feebar bi ba tey amagul médicament te à chaque fois bu gars yi di joxe résultats yi dañuy wax ne am na ñu wér loolu na xaw ub sama bopp bi daal. waaw loolu laa doon laaj. ñooñu di wér ban médicament la ñuy jël ba wér te seen biir wax dañuy wax ni amagul médicament. waaw maa ngi koy nuyu bu baax moom sama waay la Ousmane Gueye ni ko Mbengue hôpital régional Saint-Louis. jërëjëf maa ngi lay nuyu bu baax Mbengue. ok maa ngi lay ziar jërëjëf ñun moom mbokk Ndar yëpp. waa kay dañuy tëjuguma antenne bi dinañ ko ubbiwaat ci kanam ngir rek docteur Ousmane Gueye mën a tontu ñi nga xam ne jot nañu woote kii njëkk a woote Ousmane moom nee na daal li mu gis ci oto yi moo ko tiital amul benn respect des mesures des fois bu ñu rombee policier mu ne leen takk leen masque yi waaye buñ ko rombaatee rek buñ ko dépassé ku nekk dindiwaat nee na daal loolu moo ko jaaxal li muy laaj nag mooy ndax nit mën na am feebar bi Covid bi mën na nekk ci moom mu dund ak moom ba wër te du soxla jël garab. ok jërëjëf Rosalie maa ngi nuyu ñi intervenir yëpp kenn ku ci ne sa tur ak sa sant di leen gërëm ci laajte wi di wane na nag ni c'est vrai dañuy xalaat ni tey nit ñi bàyyeeku nañu ak yooyu mais ba tey sénégalais yi seen xel mu ngi ci. Covid bi donc loolu atu la ci ñun war nañu mën a continuer di sensibiliser. mais bu ma dellu saatee ci laajam bi avant may wax comportement maanaam c'est vrai nit mën na am doomu jàngoro mooy comme ni ñuy wax ni cas asymptomatique nit ki mën na am doomu jàngoro bi du am benn mandarga mu dem ak doomu jàngoro bi ba diir mu wér nga def test doo fekk dara loolu am na ay forme virus yoo xam nit ki day am doomu jàngoro am feebar bu ndaw léegi mu wér dem sans pour autant ñu jox ko garab yooyu am na
loolu vraiment gis nañ ko ci feebar bi documenté nañ ko waxtaan nañ ci wax nañ ci bu baax muy fii Sénégal muy Europe muy Amérique yooyu am na cas asymptomatique yoo xam ne jëluñu benn garab ñu wér mu am cas yoo xam ne ñooñu dañuy am doomu jàngoro ñu am ay màndarga ñooñu moom ñooñu la ñuy hospitaliser di leen faj mais gis nañu Sénégal daf may permettre ma tontu ci mbirum garab bi sama mbokku ndar bi mu doon wax. waaw voilà gis nañu Sénégal boobu ba léegi bi mu amee équipe professeur Seydi dafa jël protocole professeur Raoul bi nekk France. mu appliqué ko fi ñuy jox suñu maladie ñoo xam ne dañu am symptôme ñi jox leen hydroxychloroquine ak azithromycine ñi gis moo am ay résultats yu baax donc ñooñu suñu protocole boobu ñu ngi koy appliquer ci ñooñu vraiment mënuñoo wax ni tey ni parce que il faut nga am recul bu mag pour nga mën a wax ni lii def nañu essai bii ak lii mais ñoom ñu ngi ci mënuñoo wax ni tey loolu moo tax ñu wér mais gis nañ ni vraiment buñ leen ko joxee diir dinañu wér te defe naa Seydi ci point mois bi passé bi mu koy def expliqué na ci 800 et quelques malades bi ñu jël traité leen gis nañu temps bu ñuy def pour wér dafa raccourcir. mooy gën a gàtt voilà mooy gën a gàtt feebar bi du yàgg voilà du yàgg ci ñoom ñu wér donc vraiment ñun ñu ngi ci protocole boobu et tey jii protocole bi mu ngi jur vraiment résultat positif ñu ngi jàppandi loolu en attendant loolu tax na ma rebondir ci artémisia bi surtout Covid organique bu malgache yi jox. ci laaju Cheikh Ahmed Tidiane sénégalais yi Sénégal dañu am vraiment ay sommité mu am ay scientifiques yi fi nekk ñoo xam ne dañuy am démarche bu rigoureuse bi ko président de la république indee jëbbal ñu ko comité yooyu dañu ko jël yóbbu ko di ci gëstu ba tey jii sax tey ba may wax ak yow le matin bi ñu def suñu réunion coordination waa direction médicament ñëw nañu exposé ci loolu fu ñu toll ci recherche yooyu te gis nañ ni avancé nañ trop gis nañ ci ay substances yoo xam ne ñun amoon nañ ko fi artémisia bu Sénégal amoon na ko fi. gis ci yeneen substance liggéey nañ ci ba defar ko xam nga poudre la fi ñëwee def na sunguf la fi ñëwee Sénégal def nañ ko gélule fi mu ne nii ñu ngi continuer recherche yi donc de ce fait pour rassurer Sénégalais yi ni ministère de la santé action sociale dafa am ay techniciens yu fa nekk am ay nit ay góor ak jigéen yu fa nekk ñoo xam seen xam-xam dafa màcc ci yooyu ànd lëkkaloo ak université ñiy liggéey ci bépp garab bu ñëw fii walla bépp garab bu ñu xalaat ni war na mën a faj jàngoro bii walla beneen jàngoro dañ ciy gëstu ba mu mat sëkk laata ñu koy jox sénégalais yi. waaw duñ leen jox lu ne il faut ñu gëstu ko bu laajee recherche at danañ def recherche at bu laajee juróomi at dinañ def recherche juróomi at parce que bakkanu doomu aadama moo fort. de telle sorte que mënoo xëy rek ñu jox la benn mbir nga ne waaw loolu la rek nga commencé ko jox sa askan mën nga leen jural jëyee donc il faudrait que ñi may comité boobu ñi continuer seen recherche xëy na tey jii Covid bi sonal na nit ñi ñu bëgg ci ni mu teelee garab am mais aussi démarche scientifique dafa am lu mu laaj voilà rigueur boobu nit ñi faaw ñu doxal ko. waaw loolu dafa am solo lu jëm nag ci comportement général. comportement général man Rosalie ñun ñëpp seetlu nañ ko nit ñi à un certain moment bàyyeeku nañu xam nga loolu nag mën nañ ko comprendre mën nga comprendre doo jóg blâmer sa askan noonu non ils sont irresponsables déedéet du loolu xam nga mbir bu yàggee rek souvent lassitude day am bu lassitude amee ñun ñoo war a jëlaat suñu bâton de pèlerin ñoo war a jëlaat suñu kàddu ñoo war a jëlaat suñu énergie duggaat ci population bi wax ak ñoom xam nga loolu la suñu njëriñ loolu la comprendre mu sant ñu ne ñu xool leen seen doxalin xoolaat leen message yi xoolaat leen na ngeen di waxtaanee ak askan bi te loolu si wax na kii boobu alerte boobu sonné na ko depuis keroog bi ñu xoolee feebar bi mu amee doole Dakar surtout département Dakar ñi gis ni 70% ou plus des cas yëpp Dakar la nekk ñi gis ni transmission communautaire plus de 55% Dakar la nekk ñi gis ni nit ñi ñu ngi commencé relâché nag tàkkatu
masque de rassemblement bi ñu leen doon wax ñu éviter ko bàyyatuñu ko mu sax ñu dugg ci biir askan wi ñu ko naan engagement communautaire moom ngay dëgg temps yëpp ñu koy wax ñu gis stratégie yu bëri yi ñuy développé muy fii ci Dakar ak région médicale Dakar muy yeneen région médicale yi nekk ci yeneen gox yi yeneen régions yi ñëpp jóg ne léegi faw ñu dugg ci askan bi waxtaan ak ñoom bu ñu duggee nag ñoom la ñuy jox kàddu ñoom la ñuy jox solution bi ñoom ñooy joxe solution bi du moins. Donc vraiment pour wax ni tey jii naam seetlu nañ ni am na quelque part relâchement mais ñun ñoo war a jógaat gën a continuer gën a wax waruñoo toog parce que bu ñu nee ñële bu ñu amee relâchement ñun ñu am relâchement rek musiba am. Voilà donc il faudrait que ñu continuer sensibilisation bi il faudrait que ñu xool yan message ñoo adapté à la population il faudrait que ñu xool ban démarche tey jii moo mën a jur lu positif te maanaam tey jii lu ñu commencé nii vraiment gis nañ dinañ buñ ko continuer gën ko soutenir dinañu indi résultats yi positifs. damay rebondiraat ci question bu Mbengue parce que dafa am importance nee na chaque jour dañu dégg ne bu ñu joxe résultats yi 60 patients qui étaient sous traitement sont déclarés guéris muy laaj moom ci dégg-déggam nee nañu garab amul waaye lan amagul luy faj coronavirus waaye ñin ñaa ngi wër dañ leen di traité ñu wër ma bëggoon nga gën ko leeralal aussi parce que dafay baax ñu xam ne traitement bi c'est curatif te vaccin bi ñuy wax ne peut-être génnagul mooy la nga xam ne mën na nekk préventif mën na aar ñëpp ki ko amagul sax buñ ko defalee maanaam feebar bu ñuy song ko du ko mën du dugg ci moom dafay baax ngeen di leeralal nit ñi parce que c'est une question qui revient fréquemment. xam nga li mu wax ne dafa am solo parce que xam nga boo gisee ñi wax dañ naan antibiotique bi par exemple nga jël benn antibiotique dañ naan bactérie bi antibiotique bi moo koy rey. ñu ne la saan bi garabu saan bii moo koy rey xam nga mais gisoo fu ñu ne virus bi garab bi moo koy rey te lii virus la virus bi nag bu duggee sa yaram mu am yenn manifestation ay symptômes loolu la médecine ni naan ay symptômes maanaam ay mandarga ñu ne nag paj mi bu ñu koy def paj mandarga la ñuy def bu yaram bi tàngee ñu jox ko lu seddal yaram bi bu saqatee ñu jox ko luy arrêté saqat si bu yaram bi métti ñu jox ko vitamine C. ak yooyu donc muy traitement symptomatique loolu benn la ñaare ñi gis ni ci ma tuddoon léegi muy Didier Raoult dafa jël ay malaadam mu jox leen association hydroxychloroquine ak azithromycine mu gis ni bu ñu ko jëlee dañuy wér mu ne lii de garab bi baax na ñun itam suñu professeurs yi nekk fii yor maladie ñu essayé protocole bi ñu gis ni vraiment bu ñu ko joxee mu ngi dox nit ñaa ngi wér ñu ne mënuñoo wax ne de lii dana rey virus parce que ñoom jàng nañ xam ni luy muy lan mooy virus. ak lan garab ñoo mën a rey virus bu dee am na ñoo xam nañ ko donc ñi jël prudence ne du ñu wax ni de lii dana rey kii bi SARS-CoV-2 bi mooy virus Covid-19 bi mais bu ñu ko joxee suñu maladie gis nañ ni temps bu ñuy toog pour wér day gën a gàtt te dinañ wér donc nañu ko continuer comme li ñuy wax rek on ne change pas un cheval qui donc loolu la ñuy def loolu mooy nuance boobu ci garab bi parce que scientifique du xëy rek. ne lii mooy garab ne lii mooy garab waa déedéet. dafa am protocole waaw dafa am protocole. te moom la ñu nekk di topp dafa am gëstu am protocole am ay essais yi ñuy def ñoo xam ne dinañ leen jox garab bi ñoo xam ne dinañ leen jox garab bi ñoo xam ne beneen façon garab la ñuy def seen recherche ba ne lii gis nañu résultat bi nangam la donc mën nañ xalaat ni lii mën nañu wax ni lii moo koy faj yeneen communauté yi accepté ko ñu commencé ko def. donc loolu ñu ngi ci je crois que. yàlla baax na mën naa am ñun ñu trouver ko ñaan naa yàlla Sénégal trouver molécule buy faj lii moom la ñu ñaan yàlla mais aussi mën na jógee beneen réew ñoo ñu trouver ko ñi def seen i expérience def seen i comment dire seen i essai ak yooyu mu probant ñu jox ko nit ñi donc foofu la ñuy toll ci kii bi Covid bi fi mu ne nii traitement symptomatique la ñuy def boole ci protocole bi professeur Seydi di jox
ay malade. ñu ñëw ci laaju subay bu moom lu muy laajte moo di ndax am na xeetu naan maanaam boisson wala xeetu lekk boo xam ne dafay favoriser le fait que virus bi du la dugg daal wala feebar bi du la daaneel. xam nga li ñuy wax amul peut-être que du ma ko jël relier ko ak virus bi mais dañuy wax ni nit ñi dañu war a manger équilibré. mooy bu ñu naan manger équilibré mooy maanaam nit ki looy lekk dafa war a sell de un deuxièmement dafa war a am composante yëpp mooy maanaam war na am lipide war na am glucide war na am protéine yooyu yëpp dafa war a équilibré war nga am apport vitaminique pour nga am une alimentation saine nga am hygiène de vie bokk na ci sport nit ki war na tàggat yaramam war na lekk bu sell war na nelaw waxtu bu normal à peu près 5 heures de temps 6 heures de temps par jour loolu war na ko mën a def loolu yooyu yëpp ngay boole ñu ne nit ki am na hygiène de vie bu amul beneen feebar kooku vraiment dana am kattan goo xam ne xëy na bu ko jàngoro duggee mën na am mu tëral ko mais am na chance lu bare mu bañ koo tëral. waaw loolu moo am solo mais kenn mënu la wax ne boisson bi bu ma koy naan wala lekk bi bu ma koy lekk du ma am Covid 19. déedéet. waaw beneen laajam mooy lavage des mains maanaam raxasum loxo yi naka la war a demee. waaw xam nga raxasu loxo lu gën a am solo mooy dañ la koy jàngal sax defe naa ñun def nañ ci ay affiche yoo xam ne dañ lay won étape yëpp na nga koy defee et puis dañu koy jàngale tout le temps parce que raxasu loxo waroo bàyyi benn pàcc ci loxo bi war ngaa laxas yëpp surtout si suufu wee yi loolu moo tax ñuy recommandé dagg wee kenn waru ko bàyyi mu gudd xam nga parfois c'est esthétique suñu jigéen ñi moom bon kenn mënu leen ko tere mais nañ ko toppatoo. vraiment loolu dafa am solo suufu wee dañu koy raxas digg loxo bi da nga koy raxas ba mu set gannaaw gi diggante baaram yi yooyu yëpp da ko war a raxas ndox ak saabu régulièrement buñ naan régulièrement nag xam nga mënoo nekk 5 minutes yu ne nga raxasu mais au moins loo laal lu ne ci liggéey nga léegi nga pare war ngaa mën a raxasu laata ngay lekk war ngaa mën a raxasu boo gàddu woon ay bagage boo àggee sa kër ba wàccee war ngaa mën a raxasu loolu vraiment war na bokk ci réflexe nit ñi noonu la ñuy raxasoo loxo da nga ko war a raxas mu set parce que loxo mooy dem fu ne. voilà loolu c'est important il faudrait que nit ki xam ko mu war a mën a farlu ci raxasu parce que boo gisee ñi koy wax mooy mën ngaa tisooli def sa loxo sa gémmiñ xam nga loolu c'est pas recommandé li ñuy wax ni mooy nga banque sa loxo. def ko ci sa conc bi. waaw mais mën nga laal mën naa ñëw tisooli fii ci table bi 1 minute même pas 1 minute di nga ñëw teg sa loxo ci table bi mën naa am doomu jàngoro bi nga dugal ko sa loxo nga dem raxasoo jël loxo bi def ko sa gémmiñ nga wàll sa bopp nga toxoñu sa bët nga wàll sa bopp donc vraiment je crois que loolu moo tax ñi gën a ñaax nit ñi pour ñu raxasu moo tax malheureusement dama lay wax ni feebar bi naam métti na naam nit ñi xamuñu nan la ñuy def pour faj ko mais ñetti mbir a ngi fi tey buñ ci taxawee feebar bi dina gën a dellu gannaaw Sénégal. dina gën a dellu Sénégal mooy tàkk masque bi masque ñuy wax te bu ñu waxee lieu public nit ñi bu ñu xalaat ne ne ci bureau yi lay yem wala ci car rapide bi lay yem mais ci tali bi booy dox dajeek nit ñi mën nga bu fekkee da nga am feebar mën nga leen wàll donc même ci tali bi maanaam boo génnee sa bunt kër rek boo tegee sa tànk sa bunt kër war a jëm ci biti takkal sa masque ba na ngay dellu see vraiment loolu dafa am solo loolu benn ñaareel nañu respecter toujours distanciation physique bi maanaam diggante ñaari nit na 1 mètre dox suñu diggante loolu vraiment nañu ko respecter ñetteel bi mooy raxasu gis nga ñetti geste barrière yooyu amul lenn lu nekk seen kaw. waaw bu ñu ko respecter nee naa la fileeg diir nga dégg dootoo déggati fii ñuy wax ay 50 cas ay 40 cas di nga dégg peut-être ñu naan 1 cas la ñu am
wala benn cas importé la ñu am jël nañ ko en charge. waaw El Hadj Touré moom am na lu mu doon laaj lu nekkoon jàmbatam mooy bien que relâchement am na nit ñi ñu ngi longante ci dëj yi ñu ngi dajaloo waaye dafa gis ne xëy na toog waxtaan amul boobu ba tey ñenn ci li mu gis docteurs yi waroon nañu mën a toog ak état ñu xool waxtaan nu ñuy def ndax dañuy def reconfinement wala dañuy delluwaat ci état d'urgence docteur loolu est-ce que ci jamono ji c'est envisageable wala lu ñu romb la te duñ ci delluwaat. non xam nga kenn du wax rien impossible amul. man sama vocabulaire du ma ci boole impossible et loo gis lu ne bul wax ne mënul am yàlla rek xam mais kantaa waxtaan moom mosul dàgg parce que état moo tànn suñu ministre teg ko suñu kaw ministère ñun ñuy liggéey ak moom nekk sous sa coupole donc ñun lu ñu def lu ne ci ndigalam lañ ko defee moom lu mu def lu ne ci ndigal chef de l'État la ko defee donc waxtaan boobu mënta ñàkk te gis nañ chaque mercredi conseil des ministres suñu ministre dina def présentation wax situation épidémie fu mu toll Sénégal donc pour vous dire que waxtaan boobu masta dañ donc état mu ngi waxtaan ak les techniciens ñi ngi rendre compte seen jëwrin mu ngi koy yóbbu fu mu ko war a yóbbu waxtaane ko ak borom réew mi ñu xool yan décision la ñuy jël. waaw donc dellu si ci mbirum décision yooyu defe naa jël nañu fi décision yu am solo mu jox ñu ay résultats yu positifs ñëpp gis ko kenn du ko naatable waaw gis nañu aussi réew mi mënta toog te benn activité du am ñu peser le pour et le contre état jël décision yi am solo ne mën nañoo dellu suñu activité de manière graduelle progressivement mais nañu maintenir suñu geste barrière defe naa foofu loolu moo am solo parce que boo xoolee le président de la République ci dernière communication bu mu def ci bi muy lever état d'urgence ñetti phrase wax na ko ci li jëm ci pandémie bi ne l'urgence sanitaire est toujours là mooy maanaam gravité feebar bi mu ngi fi ba léegi feebar baa ngi fi mu ne continuons à lutter nañu continuer di xeex ak doomu jàngoro nañu protéger nous mooy maanaam nañu continuer di observer geste barrière yi defe naa loolu ku ko wax tënk na mbir mi wax na ni feebar baa ngi fi nañu continuer xeex bi nañu protéger wu mais nañu continuer dem liggéey comme Marie Rosel ni ngay ñëwee Sud FM fii di liggéey parce que boo ñëwul nga toog sa kër liggéeyoo kenn dootul dëgg rajo man mii bu ma demul liggéey du liggéey boobu tam day sooxe médecin bi bu demul liggéey ainsi de suite économie bi fii société bi je crois que du ma fi nekk pour justifier quoi que ce soit mais c'est pour dire que mën nañ allier les deux c'est très possible mun nañu maintenir suñu activité maintenir suñu geste barrière def naa loolu moo am solo geste barrière yi nag c'est vrai métti na xëy na koo xam ne tàmmoo tàkk masque dafay métti waaye mais bu fekkee dañ ne lii boo ko tàkkee fii quelque temps mun nga ko di nga ko tekki parce que doomu jàngor bi dootu fi ne def naa def ko moo gën que nga bañ koo def mu indil la feebar lor la dootoo mën a def benn activité je crois que loolu war nañ ko mën a moytu. voilà Cheikh Ndiaye moom wootee Dakar nee na moom li ko jaaxal moo di ci jamono ji bu ñu tollaan ci jamono ji dañu doon def ay sensibilisation di waajal nawet gi ak moytandiku feebar bi di sibiru waaye dañoo jiital torop Covid 19 ba lépp li ñu doon def ci feebaru sibiru maanaam di séddale sànke yi loolu yëpp amul ba moom sax donte da ko doon jot at mu nekk dafa obligé dem wari ko te nee na bu ñu defum ndànk bu ñu sàgganewee yeneen feebar yi nga xam ne ñoo fi ne te ñooy gën a faat li nga xam ne Covid jot na ko faat kon hôpitaux yi dinañ am yeneen jafe-jafe buñ ci jógul dañoo déggul dara looloo tax nag ñu koy jàmbat. waaw jërëjëf ci laaj boobu pour wax ni vraiment tooguñu xaar xam nga maa ngi wax ci njëlbeen waxtaan ni démb ànd nañ suñu ministre de la santé et action sociale monsieur Abdoulaye Diouf Sarr ñi dem programme national tuberculose ñi dem ci programme national de lutte contre le palu mu dem pour vérifier
li ñuy wax le plan de travail annuel seen PTA fu mu toll ndax ñu ngi def activités yi ñu ngi koy continuer ou pas et ñaar yooyu c'est l'occasion ma leen di féliciter de remercier ñoom ñaari coordonnateur PNTA coordonnateur PNLP def nañu exposé won ñu fan lañ toll ak yan activité lañ def et peut-être man mën naa firndeel loolu en tant que témoin parce que sama équipe dafa accompagner programme national de lutte contre le palu pour dem région Kédougou région Tamba dem région Matam ci li mu doon wax ni moom ñu tàmbali ci li ñuy wax aspersion intradomiciliaire AID donc dem nañu di def comme ni ñu daan def pomper kër yi pomper bërëb yi yëpp ci dëkk yooyu commencé nag di commencé di joxe sànke yi te sànke yi ren dafay am beneen coppite sax ci sànke yi parce que ñooñu buñ ñëwee ñoom buñ fi toogoon tey ñoom ñoo la mën a gën a expliquer li ñu war a def donc pour dire que sàgganewuñu benn programme yëpp ñu ngi ci muy programme sida muy paludisme muy tuberculose muy bilharziose muy lèpre ak yooyu yëpp bàyyiñu dara Covid bi taxul ñi teg programme yooyu à côté xëy na Covid bi tey jii publicité Covid bi wax Covid bi moo ëpp doole yëpp mais yeneen activités yi ñu ngi ciy dox bu baax a baax te peut-être que nga am occasion invité ñaari coordonnateurs yooyu ñi ñëw. ñuy expliquer lan la ñu nekk di def lu jëm ci palu bi ak lan la ñu nekk di def ci lu jëm ci tuberculose bàyyiñu dara ñu ngi xool au contraire sax dañ ko gën a renforcer dañu gën a renforcer moyens te ministre de la santé dina gën a renforcer moyen programme yooyu itam pour ñu gën a jàpp mbir mi xam nga Sénégal dafa def jéego bu am solo lu jëm ci palu parce que am na zone yoo xam ne li ñu bëgg mooy éradication parce que dugg nañ ci phase boo xam ne ñu ngi naan ñoom dañu am benn programme boo xam ne dañ bëgg éradiquer paludisme ba am na zone yoo xam ne au nord boo fa demee xëy na li fa am ci cas bareetul donc pour vous dire que vraiment amul benn programme bu nelaw programme yëpp ñu ngi doon ànd ak Covid bi ñuy liggéey c'est parce que xëy na Covid bi moo bees Covid bi wàlle bi moo gaaw Covid bi mu ngi faagaagal surtout bitim réew nu ñu koy déggee ak fii tam mu ngi faat ay nit donc Covid bi c'est normal lu bees tey am day bari coow et puis comme moom nu mu demee ñëpp gis nañu xadar bu mu ñëwee il faut que ñëpp jàpp ci mais teewul programme yi ñu ngi dox et te chaque jour Marie-Rose li ma lay wax nii mooy suñu chaque réunion coordination ministre na taxaw na ñëw bu kenn bàyyi activité na ngeen continuer seen activités yi man mii di wax ak yow semaine passée man def naa présentation ci suñu réunion coordination pour wax ni activités yi mu ngi nii yu Covid yaa ngi nii mais am na yeneen activités yi nekk di def par rapport à loolu c'est pour vous dire que loo jël pàcc boo jël ci ministère de la santé ñu ngi continuer seen liggéey. waaw dañuy ubbiwaat antenne bi kon 33 825 18 30 ñu jëlaat auditeurs yi nga xam ne bëgg nañu jokkoo ak docteur Ousmane Gueye waaye dañuy bàyyi page publicitaire jàll ñu dellu si waat. pasti Valda raxul dara dàkkande kese lañ ko defaree produit Valda yi mën ngeen ko am suñuy boutique Valda yi wala ngeen woote ci numéro 77 219 98 45 wala ngeen dem ci www.boutiquevalda.com Valda Afrique moo leen di may seen émission Allo Docteur. doon nag jaajëfal bu baax a baax Valda Afrique ak ordre des médecins du Sénégal ànd ak ñoom ci Allo Docteur 33 825 18 30 asalaamaaleykum. waaleykum salaam. akay sëñ bi noo tudd wala fooy wootee. maa ngi tudd Abdou Sakkoor Tigin. ñu ngi lay teewlu Abdou Sakkoor. maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu sa invité boobu. ñu ngi lay fay bu baax. maa ngi leen encouragé bu baax na vraiment liggéey bi rafet na lool te yàgg ngeen ci. jërëjëf. man na daa ma koy laaj du ma la laajoon keroog rek ndax président de la république daa waxoon day joxe 10 millions masques. bi muy kii mesure bi muy tegg mesure yi te jàpp naa ne loolu du nga ko joxee moom mooy tax ñun ñu fi takk masque Sénégal ndax ñu takkul ñu ëpp ñu takk. te ginnaaw moom moo doon dinaa joxe 10 millions masques ne damay tegg mesure yëpp pour économie bañ a daanu jàpp naa loolu ministre de la santé war na fi insisté mu joxe ko. du ko joxe tamit ñu xool la moo tax joxe woon ko daal jaaxal na ma daal. waaw maa ngi nuyu leen encouragé ndax. communication bi ñu def ren ne baax na nag aji ji kii le tas suba docteur bi wax. kooku jàmbaar la mi ngi wax
mi ngi def jàmbaar la loolu daal. na vraiment mi ngi leeral pour nit ñi góorgóorlu. jërëjëf. yal na ko yàlla jàppale vraiment jërëjëf. amiin jërëjëf Abdou Sakor ci laaj bi 10 millions de masques yi nga xam ne njiiti réew mi mu ngi ko doon yëgle fan nañ ci tool bu docteur Ousmane Gueye dina ci indi tontu asalaamaaleykum. waaleykum salaam Marie Rosalie. waaw. na ngeen def. ñu ngi fi. maa ngi wutee Jija waaye tudd Sarr Maana. Sarr Maana. waaw docteur maa ngi koy nuyu di ko ziar bu baax. waaw moo amoon benn question rek di ko laaj ma bëggoon mu leeralal ma ko. est-ce que virus bi dafa nekk ci air bi di naaw. loolu laa bëggoon a xam est-ce que dafa nekk ci air bi di naaw wala nit rek moo ko mën a wàll nit daal. voilà comme ay nuyonte ay poignée oto wala poignée nangam bari na daal. comme yi ñu wax ne moo koy joxe. d'accord waaw mu bëggoon xam daal virus bi ndax dafa nekk ci air bi di naaw wala déet. merci docteur. am na solo laaj bi Sarmana woote Géejowaay moom tam dañ ko bàyyi xel di nga ko tontu ci kanam tuuti bu fekkee amul ku nekk ci ligne bi asalaamaaleykum. asalaamaaleykum maaleykum salaam. Ndiaye Marie. man la Ndiaye front de terre. Ndiaye front de terre. waaw ñu ngi ziar bu baax. ñu ngi delloo ziar Ndiaye. ziar docteur. masawu leen seen coono bi yàlla na leen yàlla fay. amiin amiin. feebar bi am na de docteur. nit ñi ñoo xaw a dëgër bopp rek mais feebar bi man mii di wax ak yow sama sœur moo boo xam day bàyyi ñu ngi ñu téye fan. waaw ñu boo waxee nit ñi jël seen matuwaay yooyu diñ koy xaw a sàggane tuuti. c'est ça mooy nag li nga wax ni moom si siburu dañuy jàppoon ne siburu la comme fali la koy jàppee mais bi nga gis tiimee mel ni xarang da ngeen baal ma si baax mel ni ku rendi nag bu ñu rend rek muy xarang pour ñu demee def analyse ci hôpital nekk ne feebar bi la waaw ñi xam ni loolu la daal waa ji tàmm bi wax ne masque moom boo xoolee sax ñu may la ñu jàkka ji fii boo demee ñu may la ku si xaar président moom doo jot masque na ku nekk jël sa matuwaay rek mesures barrières yi ñu wax moytu nuyoo yi dajaloo yi surtout ndaje yi ñu ko moytu bu baax feebar bi am na de docteur waaw loo xam ni gis nga ren màkk amul Sénégal gis nga ni ñu bëri ay màggale ki ziyaare ki gàmmu dara amul bii bokkul ak ay tuberculose ki diabète bu nga diabète dem nuyu sa sëriñ wala nga dem ziyaar màkk wala dara mais lii nga xam ne boo feebaree sa sëñ bi ngay dem ziyaar danaan la bàyyil ba affaire yi passé kañ war nañ gën a conscience ci affaire bi de. jërëjëf waay yàlla sàmm. jërëjëf ci contribution bi témoignage yu am solo la. parce que tout le temps day rappeler nit ñi ci la réalité bi nga xam ne moo fi nekk asalaamaaleykum. salaamaaleykum. maaleykum salaam. na ngeen def. ñoo ngi fii. maa ngi tudd Mbaye ñoo ngi di woote Tivaouane. Mbaye ñu ngi lay teewlu. waaw yàlla na yàlla dolli jàmm. amiin amiin te musal bu baax docteur yi nga xam ne bu ñu feebaree foofu lañ leen di jëlee. waaw ñooñu bu ñu muccee ba pare comme naan dinañu mën a mucc bu baax noonu. parce que nit ñi dañuy daw feebar bi te feebar bu nga xam ne boo ko dawee dem yóbbul ko nit pour mu fajal la ko. kon kooko war nga koo ñaanal mu amuk wér. ak ñi tey bu demee hôpital mën a faju xam nga nag lu ci bari maanaam na ma yàlla baal maanaam Sénégal dëgër bopp ak maanaam ñàkk yaru daal mën naa wax ne ñàkk yaru parce que bu gis nga nit doomu aadama bu yaroo dëgg li ñuy tere yëpp doo ko def wante nag yenn saa yi da nga gis man dem naa ci dëkk yu nga xam ni boo leen waxee sax faale wu ñu yoolu même nga dem ci àll bi faale wu ñu masque faale wu ñu dara wala nga dem ci jàkk ji sax ngeen di julli jumaay xëy ngeen xaw a mooy distance ñu naan la bàyyi affaire caaxaan yi ngay nekk yi gëmoo yàlla mais gëm yàlla du lool de yàlla da laa jox bakkan mais da la wax nga sàmm ko ba pare en même temps li ci gën a yéeme nag mooy nit ñi nga xam ne dañoo am corona ba pare léegi nit ñi mbedd ma sax nit ñi di leen daw loolu affaire bu ñaaw la xam nga nit nekk am feebar wala xale yi romb ci buntu kër bi naa corona ci kër gi bi leen nit ñëpp di leen daw xam nga sama xale nit ñi ko dem ci waajoo ji bi mu demee Touba rek bi ko affaire bi dalee bi ñu génnaatee muy nit ñi doon dawee rek te bu masaa jóge Italie bu ñëwee nit ñëpp dañuy ñëw këram di siyaar kon nañu xam ne feebar bi am na te nan moytu ci xam ne yàlla moo koy tege nit jóbbul kenn nag du président de la République du kenn bu doon fekkoon day jombaate kon docteur yi duñu ko am kon na ni nan jël suñu prévention bu baax jàpp suñu xam ne nag mais nag ñi nga xam ni gëmuñu ko ba pare di campagne nit ñi pour ñu bañ koo gëm loolu moo gën a lawal affaire bi yëpp nag moom loolu am na ñu nga xam ne gëmuñu ko ba pare dañuy wax ni nit bul gëm loolu kon ñu ñaanal docteur bu baax di ko ñaanal daal jàmm daal
di ko yàlla doolu jàmm daal. amiin mu dolli noo wax rek li nga xam ne li ñu gën a mën a moytu daal li ko gën a mën a joxe daal rek mun teg ko nii jërëjëf ñu ngi sant bu baax jërëjëf Mbaye Niang woote Tivaouane ci contribution bi am na solo 33 825 18 30 ñu jëlaat beneen auditeur asalaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ bi noo tudd wala fooy wootee. Mohamed Thiam Malicounda Mbour. Mohamed ñu ngi lay teewlu. maa ngi leen di fay Rosalie na ngeen def. ñu ngi fii. waa di gërëm Sud FM. Ordre national des médecins ak Pastef Valda. jërëjëf waa di wax Baye Omar ne ko Sud FM Mbour depuis plus d'un mois doxul. daañu marche ñëw foofu de. déedéet jarul marche. waaw jarul marche léegi li def contribution comme waa ji fi génn rek. parce que lu xew si dëkk bi c'est inadmissible. c'est pas normal. nit ñi di dox mel ne dara xewul. bu ñu takk masque di jaxasoo di def lu leen. soo waxee les sociologues ak les psychologues naan xaw ma lan xaw ma du loolu. c'est un manque d'éducation. Éducation c'est à la base de tout. boo gisee alxuraan premier aaya bu wàcc iqra la wax mooy jàng leen. ku jàngul école nag jàngoo alxuraan jàngoo arab jàngoo dara daanaka doo xam dara te ñi di renier maladie bi yëpp boo leen xoolee amuñu benn culture jarul kii am na ñoo xam ne xamuñu lu rajo di wax xamuñu lu télévision di wax bu ñu seetaanee allo. waaw mu ngi lay déglu. bu ñu seetaanee théâtre lañu seetaan amuñu information. ñooñu la parce que gisoo benn intellectuel bu naan la maladie n'existe pas. et puis ça existe partout même aux États-Unis parce que maa ngi déglu si rajo bi ñu naan am na plus de 10 000 personnes ñu leen def couvre party xaw ma la. plus de 10 000 malades parmi eux. donc c'est un mal qui existe partout waaw. kon ñooñu nag il faut que l'État retourne à l'éducation globale il faut que les gens soient éduqués. waaw wasalaam maa ngi leen di nuyu di leen sant. ñu ngi lay ziar Mohamed Thiam woote Malicounda ci contribution bi ñu jëlaat beneen auditeur asalaamaaleykum. allo asalaamaaleykum. allo. waaw ñu ngi lay déglu. salaamaaleykum. maaleykum salaam. ñu ngi lay teewlu noo tudd wala fooy wootee. Babacar Gueye. waa kay Babacar ñu ngi lay déglu. maa ngi wootee Grand Dakar. dama leen doon nuyu di leen ziar. ñu ngi delloo ziar bu baax. di leen féliciter ci anniversaire bi ngeen jógee. merci beaucoup. boobaa léegi yéen a ngi def liggéey bu rafet. ñu ciy kontaan bu baax. jërëjëf. di wax sama doomu Baye Omar. ñun xaaral ñu leen lu dul télé bi. su ma jógee ci loolu nag di féliciter médecins yi. ak ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ci wàllu santé ñoom ñëpp rek. di jiital sama docteur préféré Ndeye Khady. di leen wax ni liggéey bi rafet na ak li ñu def ci mbas mi yëpp daal. ñu ngi leen di encouragé ndax metti na lool. jërëjëf. waaw ndax bàyyi njaboot gi nekk di liggéey di ñeneen. wax dëgg yàlla gis na metti na. ñu ngi leen di masawu bu baax di leen encouragé. jërëjëf. waaw jërëjëf. merci beaucoup Babacar Gueye ñu jëlaat auditeur bu mujj su ko defee ñu jox docteur kàddu gi asalaamaaleykum. asalaamaaleykum maaleykum salaam. waaw soxna Rosalie. tur bi. Ibou Ngone Mbengue yëmbal. Ibou Ngone ñu ngi lay ziar. maa ngi lay delloo ziar bu baax. di nuyu docteur. vraiment di rafetlu émission bi am na solo lool. jërëjëf. xam naa ma doon laaj docteur feebar bi mandarga yi wax moom la nay dalee maanaam des fois sa gémmiñ ngi day mel lu soppeeku wala nga sojog yu ni mel daal ba njort ni est-ce que loolu dalu la ndax su boobaa da ngay quarantaine sa bopp wala da ngay jubali hôpital. comme léegi moom woote bi moom yombul pour ñu jël la mbaa nga jot leen. bëggoon xam su boobaa naka ngay def ak yan risque moo ci mën a ànd. bu ko defee ñoo ngi rafetlu émission bu baax a baax di nuyu Père Birahim Ndiaye ak waa amical docteur si defar yëpp. jërëjëf Ibou Ngone. kon nag ñu yemale ko fii woote yi dañuy jox docteur kàddu gi mu njëkk a tontu Abdou Sakor moom ci mbirum 10 millions de masques yi nga xam ne président yëgle woon na ko ci génnam bu mujj bi mu doon jàkkaarloog askanu Sénégal nee na dafa mel ni séddale gi niñ ko waxee woon amul parce que gisuñu masques yi. waaw defe naa 10 millions de masques yi ñu ngi ci xam nga 10 millions doo xëy benn jour rek
defar 10 millions de masques. waaw dañuy defar chaque jour ñu ngi ñaaw ay masques et ñëpp gis nañ ko ñu ngi koy wane ci télé yi mais aussi ñu ngi koy distribuer parce que boo xoolee lu jëm ci ubbite école bi masques yi dem nañ foofu aussi nga gis yenn bërëb yi aussi chaque jour ñu ngi joxe ay masques defe naa 10 millions de masques yi mu ngi dem progressivement et dina daj peut-être que am na ñoo xam ne xam nga nous sommes 15 millions 16 millions am na ñoo xam ne mën nañoo jënd masque ñooñu dinañ jënd masque ñu mënul jënd masque nag dinañ leen jàppale jënd leen masque parce que boo xoolee ministère de la santé et de l'action sociale jot nañu maye fii ay masques yu bare te fan yi ñu jëm nii aussi xam naa dinañ may ministre dina ci jóg maye ay masques aussi loolu muy lu am solo donc pour dire que 10 millions de masques yi ñi ngi ci état mu ngi defar ay masques 10 millions yi dajagul parce que su ma la mënee jox benn firnde rek fan yee ci gannaaw defe naa wane nañ ko ci benn télévision suñu équipe bi demoon pour orienter sensibiliser entreprise pour bañ ko citer lay jara bu ñu invité woon ñu dem foofu pour sensibiliser agent mi ñu doon ñëw ci masque yooyu donc pour vous dire que 10 millions de masques yi programme la boo xam ne mu ngi fi. ñu ngi koy dérouler voilà ñu ngi koy dérouler di jox nit ñi mais defe naa tey jii Sénégal problème bi du problème masque disponible na Sénégal masque accessible na Sénégal maanaam bu ñu nee accessible mooy maanaam foo dem rek mun nga fa mën a am masque mun nga ko jënd te xëy na c'est un peu difficile nga toog nga ne cherul waaye 400 francs sax boo génnee am masque parce que tey pharmacie nationale d'approvisionnement mu ngi jaay ay masque 400 francs du publicité nag mais damay wax sénégalais yi li am. c'est pour dire que tey jii accessibilité am na disponibilité am na lii masque kenn du ko yor rek teg ko sa baat wala def ko suufu si kim bi wala dugal ko sa poche ñu laal daana sa masque nga soog koo génne dañ ne nañ takk masque def naa loolu moo am solo mooy li auditeurs yi bëri wax mooy tey jii il faudrait que ñu continuer dans la sensibilisation mais il faudrait que sénégalais bi aussi mooy li may wax ku ne war ngaa téye sa bopp ne man maay docteur Ousmane Gueye buy sensibiliser man maay Marie Rosalie bi nekk Sud FM di wax ci Covid man maay ministre de la santé et de l'action sociale man maay président de la république donc kenn warul laa jiitu ci xeex bi sénégalais bu ci ne individuellement war na jàpp ci xeex bi jàpp ci xeex bi nag du génnee million du génnee leneen na takk maskam sénégalais yi 15 millions lañ na 15 millions yi takk masque bu 15 millions yi yëpp takkul masque au moins na 10 millions takk masque loolu bu ñu ko defee dinañ ci génne te malheureusement dama koy faral di wax dama ne tey jii war nañu profité parce que am na moment yoo xam ne famille bi ñëppay nekk pratiquement surtout le soir ngoon si ñëppay ñibbi si xam nga mu ni ñu mën nañoo yendu àll mais ngoon si dañuy ñëw na borom kër yi jël au moins benn 5 minutes laata ñuy reer wala bu reer nañ pare julli nañu géey bi pare ñu toog ak seen famille expliquer leen feebar ñaax leen ci port de masque buñ ko defee def naa dinañ laal pratiquement tous les sénégalais. loolu borom kër gu ne war na ko def parce que da nga sàmm sa bopp sàmm sa njaboot sàmm sa askan def naa loolu pratique yi mel noonu dañ ko war a di def gis nga tey ji boo xoolee yenn pays européens yi jàngoro bi dellu na gannaaw trop dellu na gannaaw ba ñoom ñi bàyyi lu ci ëpp ne ñaa ngi dox seen soxla di def lu ne mais ba léegi ñi ngi takk masque munoo xalaat génn te takkoo masque te boole ci seen télévision yi tey jii ñun ñëpp dañuy gis lu xew. du ci mel ni Belgique samedi la ñu def port obligatoire. xam nga ba léegi seen télé ñi ngi jàllale ay spot di wane nit ñi ni feebar baa ngi fi ñun bu ñu toogee ne duñ ko gëm dañuy nax suñ bopp parce que amul benn état bu mën a inventer lu mel nii. amul kenn ku ko mën a inventer loo xam ne tey décembre 2019 la tàmbali Chine mu law monde bi yëpp ba tey plus de 10 millions de personnes 12 millions de personnes am nañ ko 500 000 décès xam nga man foofu lay souvent foofu lay wutee ak nit ñi seen yenn explication ne yenn feebar yaa ngi fii di lu muy rey moo ëpp. c'est vrai mën na nekk sax
mais loolu da ngay xool ci ban temps. pendant 1 an mu rey 500,000 personnes nga jël Covid 4 mois 5 mois mu rey 500,000 personnes est-ce que loolu mën nga ko comparer defe naa nit ñi côté boobu aussi war nañu am raison garder tuuti. bañ a soofantal feebar bi. waaw ñu ñëw ci Sarr maanaam wootee Guédiawaye moom nee na li mu bëgg laaj mooy ndax virus bi dafay naaw ci air bi wala nit moo la ko mën a wàll mais mënoo toog noyyi ko rek mu jóge ci air bi ñëw sa bakkan. waaw loolu laaj bi am na solo xam nga lu tam mu am solo parce que fan yi ci gannaaw gis nañu OMS nee nañu am nañu plus de 239 experts yu def publication ne virus bi mën na nekk ci air bi mais nekk ci air bi aussi dañ ko expliquer mu leer nañ dañ ne mën na nekk li ñuy wax comme aérosol. waaw donc parce que fu ñu ko njëkk a gis mooy Chine waan foofu gis nañ ni nit ki saxat na mu gudd kii bi nu mu de doomu jàngoro bi nekk ci air bi mu projeté wu plus de 4 mètres près de 4 mètres mais loolu benn cas la ñi gis koo xam ne am na benn restaurant ki amee feebar bi mu contaminé plus de 10 personnes ñoo xam ne tooguñu woon sax à proximité sore woon nañ ko. ñu ne donc possibilité boobu am na donc ñu ne ci endroit boo xam ne c'est confiné nga xam ne c'est pas aéré mu am climatisation boo sakkatee mën nga génnee doomu jàngoro boobu mun naa naaw ci endroit boobu na nekk di waaw di naaw ba laal la mais waxuñu ci à l'air libre ci biteeg yooyu waaw mais ba tey lu ñu wax noonu mode transmission 239 scientifique ñoo ko wax mun na am nag vraiment teg nañ ko fu leer parce que vraiment kenn naatablewul seen xam-xam ñu teg ko fu leer mais conclure nañu ni dañu war a continuer recherche côté boobu et deuxièmement wax nañ ni amul beneen mesure bu raw port de masque bu la mën a aar ci condition boobu donc nañ takk masque. waaw Ndiaye Front de Terre moom dafa doon contribuer di ne feebar bi am na ndax sëram dal na ko ba fu mu ne nii mu ngi ci maladie infectieuse bu hôpital Fann te ca ndorteel la dañu doon lam-laamee ne sibiru la ndax si ñi dafa xaw a bëri. dafa xaw a ñuroo waaye il a fallu que mu am difficulté respiratoire di mel ni comme kuy ronfler kuy xarang ba ñu dem nag ci la ñu def test ñu door a gis ne feebar bi la docteur ban commentaire ngay def ci loolu. waaw d'abord dama koy gërëm di ko remercier ci témoignage bi mu def nii parce que dañuy soxla yu mel nii ku amee mbokk bu feebar nga mën a taxaw expliquer ne lii am na ku feebaroon amoon doomu jàngoro bi wér am na ñu ko def temps yi def nañ benn film ak association des femmes médecins ñu ngi leen di féliciter di leen remercier au passage ñi jot a am témoignage malade yoo xam ni amoon nañ feebar bi ñu wér faj leen ba ñu wér ñu toog def témoignage donc loolu day firndeel benn mbir day wane ni jàngoro bi am na ñaare mun nga ko am ñu faj la nga wér bu ñu la fajee ci nga wér mën ngaa dellu sa activité mais dellu ak sa activité da ngay comporter wu comme population bi nu muy comporter wu nga continuer di takk say masque di raxasu di def distanciation physique loolu dafa am solo et ñetteel wane ni waruñoo boddi kenn parce que boddi bi tam sonal nañu trop. waaw lii Mbaye Niang doon wax rek nekk Tivaouane. voilà boddi bi sonal na nit ñi waruñoo boddi kenn xam ni kii jàngoro la comme jàngoro yëpp buñ ci teelee jóg faj ko mu wér boo amee comportement bu médecin digle nga saafante ak loolu nga wér boo wéree continuer say activité comme tout le monde takk say masque def geste barrière loolu moo am solo ña xam ne réew mi ñoo ko bokk. ñun ñëpp ay mag ak rakk lañu ay comme ni ñu ko waxee frères et sœurs ay mag ak rakk lañu nañu ànd nekk benn jàppale ku feebar dafa soxla ku ko jàppale ku feebar soxlawul ku ko boddi ku feebar soxlawul ku ko daw parce que boo ko dawee rek indil nga ko double peine am na peine feebar mais daw bi aussi beneen peine la ba tax na nit ñi tey ji dañuy am ñuy feebar ñu toog seen kër bañ a signalé wu bañ a dem hôpital te loolu daf may permettre ma wax ci affaire hôpital nit ñi dañu war a continuer di fréquenter seen hôpitaux yi comme ni ñu ko daan fréquenter bu ma ko waxee mooy maanaam ka xam ne dafa amoon tension muy faju ci cardiologue am wala ci médecin généraliste am na continuer dem rendez-vous am mais buy dem na moytu bi mooy lan na
observer geste barrière na takk masque am yor gel hydroalcoolique mu am distanciation bu àggee mu fekk médecin bi tam jël même précaution defe naa mënu fa jëlee jàngoro te kenn du ko joxoñ waaw nañu bay joxoñ na nit ñi continuer dem seen faju muy bokk ci vaccination bi may programme élargi de vaccination na borom kër yi yóbbu seen doom yi ñi ñàkku ji parce que dina leen aar ci jàngoro yu bare defe naa loolu dafa am solo. defe naa ci loolu tontu nga ci laaju Mbaye Niang woote Tiwaawoon doon wax ci wàllu stigmatisation bi Mohamed Thiam Malicounda moom ab yóbbante la te yóbbante bor la nee na ma wax Baye Omar Gueye ne Sud FM Mbour def na 1 mois dafa am ay jafe-jafe defe naa donc yóbbante bi yegg na. nee na leneen li nga xam ne nag moom la gis mooy nit ñi dañoo inconscient nee na dañoo manque culture ak manque d'éducation et que état dafa war a rééduquer waat docteur yow nga yëngu ci wàllu communication sensibilisation lépp ci wàllu changement de comportement ñi nga xam ne tey topp ñu mesure ñu digtal wala ñi nga xam ne gëmuñu loolu naka lañ ko mënee jàngat lan mooy mën a expliquer attitude boobu tey jii. waaw li koy mën a expliquer xëy na mën naa bare xam nga maa ngi wax sànq li ñuy wax déni mooy weddi ne lii amul loolu mën na indi yenn comportement lassitude mën na am yenn comportement xëy na aussi message bi ni ñu koy jàllalee xëy na moom laaluñu fibre sensibilité ba mu comprendre xëy na aussi message ni ñu ko jàllalee adéquat wul ak moom maanaam méngoowul ak nit ki société am nu muy doxee. defe naa walla ki jàllale message bi aussi xëy na du kooku moom mënoon taxaw ci kanamam wax xam nga yooyu yëpp bëri na li ko wundu ba tax na ñun ñoo ngi liggéey ak ay socio anthropologue de seen liggéey am solo am na luñ ci jot a gëstu ba wax. ba naan message yi dañu war a def lu ñuy wax ay système de co-construction maanaam boo ñëwee fii bëgg a waxtaan ak waa Sud FM il faut nga toog ak ñoom ngeen weccoo xalaat ñoom seen bopp ñoom ñoo lay indil message donc loolu moo tax ñuy wax affaire engagement communautaire ñu dugg ci communauté bi jox leen initiative ñoom waaw aussi ñi lancer appel toujours man dama koy def toujours dama naan suñu kilifa diine yi maa ngi leen di ñaan di leen lancer appel ñu ngi koy def gaa mais ñi gën ñoo jàppale rek parce que Sénégal moo tëddee noonu aussi ñi gën ci wax ñi gën cee wax kilifa aada yi la même chose ñi gën cee wax leader d'opinion yi ñi gën cee wax bu kenn baisser les bras ñëpp continuer xëy na ñooñu weddi woon mën na am suñu borom dina indi leen ñu dellu soit dugg dans les rangs xam ne lii am na ñu continuer nekk benn say loolu lu am solo la ñun ñëpp ñu bokk gis-gis bokk bëgg-bëgg xam ne réew mi lañ nekkal dañu war a faju war a aar suñu askan ñu takk masque defe naa loolu vraiment lu bëri mën na ko expliquer je crois que tey jii bu ñu comprendre sociologie nit ñi comprendre seen mode de vie mën nañoo réadapter les messages te ci lañ nekk et je pense que ça va porter fruit. bu ñu xaddi daal c'est-à-dire ku tàkkul masque bu ñu ne dañ koy bàyyi à côté fële dootuñu wax ak moom wala dañ leen di weddi wala dañuy indi wax joodul noonu seen kaw déedéet nañu continuer di waxtaan ak ñoom delloo si leen changement de comportement moo métti yombul changement de comportement ci science dañ la naan au minimum 5 ans la pour nit ki changer comportement donc ce qui veut dire que loo xam ne tey la tàmbale nga bëgg nit ki changer tey da ngay wax rek mais du demee noonu il faut ñu gën a góorgóorlu appeler aux Sénégalais yi ñi gën leen sensibiliser ñi gën a jël mbir mi def ko seen moomeel je crois que loolu dinañu arrange. Babacar Gueye tamit mu ngi doon féliciter docteurs yi ci seen sacrifice bi ñuy def di faj nit ñi di leen ñaanal nag wër ak gudd fan di waxit beneen yóbbante suñu directeur nee na moom télé bi lay xaar Babacar Gueye bu Grand Dakar yóbbante bor la comme ni ma ko waxee woon rek kon nag yàgg na Ibou Ngoné Mbengue moom nee na yenn mandarga yu bees yi ñuy wax nga xam ne dañ koy nemmeeku ci feebar bi muy sa làmmiñ lewet ba doo mën a sentir lu forox wala lu saf suukar wala lu saf xorom ak it sa bakkan daal du mën a xeeñtu na mu daan xeeñtoo nee na xeetu sin yooyu
boo ko yëgee ak yeneen yoo xam ne day nuru lu mel ni affaire coronavirus nee na bu la dalee nan ngay def ndax da ngay beru quarantaine sa bopp wala da ngay dem hôpital ndax li mu gis nag ci jamono ji moo di pour nga woote numéro vert ba jot nit dafay metti torop te may fàttali auditeurs yi ne SNEPS yow bokk nañu ci ñi nga xam ne ñoom ñooy recevoir appel yi di orienter nit ñi di leen xamal ndax dañ leen war a defal test wala déet docteur. waaw jërëjëf d'abord maa ngi gërëm sama doom baay bi Guèye di ko ñaanal aussi et di wax ni médecins yi infirmiers yi sages-femmes yi brancardiers yi muy personnel administratif maanaam lépp lu composé personnel soignant ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen féliciter et te loolu ñu ngi koy def au nom de notre ministre de la santé et de l'action sociale parce que moom moo ñu digal ñi ñoo teew fii pour mën a def émission bi et te saa yu génnee rek mu ngi féliciter di encourager personnel bi parce que ñëpp gis nañ lu ñuy def donc loolu aussi ñu ngi koy réitérer et di wax ni effectivement lu mu wax noonu signes yooyu am na li am solo mooy li mu wax noonu loolu bu ko nemmee ko nit ki bu ko nemmee ko rek mu ber boppam loolu lu am solo la parce que première attitude bi nga war a jël mooy maanaam li war a gën a njëkk a jëfee mooy loolu takk masque ber sa bopp lu jëm ci téléphone bi nag wax dëgg yàlla je crois que léegi mbir mi ça s'est bien amélioré parce que 19 muy cellule d'alerte am na ay médecins yi fa nekk en permanence dañuy garder ji fanaan muy 15 muy SAMU aussi am na ñu fay fanaan 24 heures sur 24 ñu ngi fa muy 800 00 50 50 muy numéro vert bi aussi am na ñoo xam ne 24 heures donc c'est des postes yoo xam ne 24 heures sur 24 mu ngi dox léegi nag la ñu mën a comprendre aussi mooy que numéro vert boobu nekkoon nañ ci 4 postes léegi ñu ngi ci 16 postes donc yokk na capacité et aussi bu njëkk ba xëy na daaw ñoo fanaan mais depuis Covid bi commencé ba léegi dañuy fanaan dañuy garder et parfois aléa technologie day am nga oote jàllul comme tey suba ñu ngi ma signalé ni poste yi kenn mënul jot appel extérieur peut-être que c'est dû aussi à la pluie d'hier ak ngelaw li ba ñu signalé ko Sonatel defe naa ñu ngi ci pour gérer problème boobu mën nga tomber ñi am difficulté bu mel noonu mën nga tomber aussi 16 postes lañ mais 2 lignes la ligne T2 la nga xam ne 32 appels ñoo ñëwandoo boo yàkkamtee tuuti rek doo jot kenn nga defe ne ligne bi kenn naw fa ak yooyu yëpp dafay am du excuse mais nit ñaa ngi foofu je dis que vraiment personnel yaa ngi foofu muy numéro vert bi SNEPS muy cellule d'alerte nit ñaa ngi foofu en permanence muy 15 que aussi nit ñaa ngi foofu en permanence peut-être appels yi ñuy bare mais am na ñoo xam ne tey jii boo leen owoon léegi ne leen oo naa 19 jot naa leen bon keneen ki ñëw ne jotuma leen c'est comme ça parfois mais on essaye toujours satisfaire la population su ma la waxee numéro vert bi Covid bi commencé ak léegi la ñoo jot ci appel kenn xamul nu mu toll c'est plus de 10 000 appels par jour et on traite à peu près 6 000 à 5 000 appels par jour xëy na fan yi la xaw wàññeeku tuuti sax mais boo ko jëlee woon février boo ko jëlee woon mars avril mai vraiment c'est des appels à n'en plus finir bare na et daf may permettre aussi ma lancer benn appel bu ndaw rek à la population surtout xale yi oote ci numéro yi di fo parce que du numéro pour fo numéro pour liggéey la c'est vrai que c'est gratuit mais njariñ bi dafa am solo trop li numéro vert di jot ci appel ci Sénégal lu jëm ci wér-gu-yaram amul benn numéro bu koy jot ci Sénégal ci wér-gu-yaram waaw donc liggéey moo leen tax a jóg nañu moytu di oote pour vraiment leneen loo xam ne bokkul dara ak liggéey bi waaw docteur Ousmane Gueye li ñu dese ci simili bëriwul ñett donc ma bëggoon nga dellu si waat ci mbirum test yi parce que li ñu gis ci résultats yi ñuy fësal fan yi naan donte sax yëgle woon nañu ko ba ñuy def seen bilan bu 2 juillet ñu ngi doon wax ne léegi personnes vulnérables yi la ñuy testé ak yooyu est-ce que
le fait que li mu test yi wàññeeku tamit dina joxe nit ñi mën a am la bonne perception de feebar bi fu mu tollu Sénégal. waaw merci Rosalie dama bëgg leeral rek Sénégalais yi nii wàññiwuñu test xam nga li ñuy ñaan yàlla mooy tendance bi continuer waaw tendance bi bu continuer xëy na feebar bi léegi mu jóge fi mais wàññiwuñu test mais bu fekkee contact yi ñu daan testé léegi nit ñi yeewu nañ ci feebar bi de telle sorte que boo nemmee ko jàngoro bu mel nii comme waa ji du mu wax rek nga ber sa bopp mettre sa bopp en quarantaine def sa geste barrière yi takk sa masque yooyu donc doo wàll sa contact yooyu donc sa contact yooyu duñ soxla sa ku leen testé. waaw xam nga loolu mën na nekk facteur boo xam ne mën na am nombre de contacts yu ñu daan suivre mu wàññeeku xam nga loolu benn la. deuxièmement mu mënul nekk wàññi test surtout que xam nañu tey jii fi mu ne nii Sénégal ban stratégie la jël mooy augmenter li ñuy wax les points de prestation c'est-à-dire fu ñuy def test yi dañ koy yokk dañuy yokk 6 sites xëy na dinaa mën a lim 6 yi yëpp wala ma fàtte ci benn mais da ngay jël région nord Rosso dina am site boo xam ne dinañ fa def test dañ test ay nit foofu di leen saytu foofu di jël résultat foofu Kédougou dina am site Tamba dina am site région Kaolack dina am site Ziguinchor dina am site xam nga ñu ku multiplier site doo wàññi test bu fekkee dañ bëggoon wàññi test Institut Pasteur bi Dakar la ñuy yem ak RSF mais ñu bëgg a def test da ngay ñëw rek ñu defal la wala ñoom déedéet du question dama bëgg a def test ñëw nga def test parce que test dafa am fu muy lalu dama bëgg a def test c'est parce que da nga feebar wala da nga xalaat ne da nga amee feebar bi nga oote médecin bi discuter ak yow médecin bi teg ay hypothèse am ne lii mën naa nekk boobaa dañ la testé mais bu fekkee médecin bi déglu na la waxtaan ak yow xam ne du loolu mu ne la lii du feebar bi leneen la war a mën a nekk loolu jarul ñu lay testé. waaw defe naa loolu dafa am solo et personnes âgées yi aussi yi ñuy wax personne vulnérable du question da nga nekk personne vulnérable rek ñi testé la bu la dara jotul kenn du la testé donc il faudrait que ñi comprendre ko noonu kenn wàññiwul test au contraire ñu ngi yokk place yi ñu war a def test yi parce que dañ bëgg a ratisser large ok mais aussi bu fekkee nit ñi présenté wuñu benn symptomatologie présenté wuñu dara c'est pas la peine di leen tester. waaw parce que loolu yàq lay niru waaye du faj voilà. kon nag docteur Ousmane Gueye dam lay jaajëfal ci sa teewaay ci Allo Docteur waxtu wi jeex na di jaajëfal auditeurs yi ñi dab ak Alioune Badara Socé mi féete ci machine bi te di leen ñaanal guddik jàmm. waaw jërëjëf Rosalie maa ngi lay gërëm di la sant di remercier auditeurs et auditrices yi yëpp di remercier aussi sa technicien bi ak waa Sud FM yëpp ku tàmbale ko sa directeur général muy sama wëllëre sama waay lu yàgg di leen ñaanal aussi li leen auditeurs yi di wax ñun ñëpp ci lañ bokk yal na leen yàlla may télévision comme ñëpp nuñ koy waxee et voilà station yi am difficulté ñoom ñëpp soqaleku mu gën a baax parce que seen jëm kanam suñu jëm kanam la pour réew mi jërëjëf docteur. Pastille Valda 100% gomme arabique. Pastille Valda suñu cosaan. Retrouvez tous les produits Valda dans les boutiques Valda. Appelez au 77 219 98 45 ou visitez notre site www.boutiquevalda.com. Val d'Afrique vous a offert votre émission Allo Docteur.